mbokk yi jërë ngeen jëf rafetlu seen ànd ak rajo Futur Média benn waxtu jot nañu jukkil leen xibaar yi. Barthélémy Ngom. mbirum coronavirus gannaaw ba OMS ne urgence mondiale la consul bu Sénégal ga ca Chine di dalal xelu askan wi rawatina ci lu ñeel sénégalais yafa tey ci ngoon daañu wàccati ci mbedd mi ñoom waa collectif ñoo lank waaye seen yoon wa soppi nanu ko université la ñuy bàyyeekoo jeexale ca Poste Médine préfet bu Dakar ne nangul na leen marché bi waaye daal du ne dañu leen di bàyyeek mbedd mi ñuy def lu leen neex mu mel ni nag préfet bi da leen ne daal dem leen waaye samay bët a ngi tege seen kaw. Sénégal jël na ay matuwaay ñeel xale yi nga xamante ni dañu leen di adopté loolu nag ngir sàmmante digle yi nga xamante ni moom la àdduna bi jógtee ci lu ñeel adoption. xibaari bi ci réew Binta Diallo nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. acca li ci gën a fës. li ci gën a fës mooy situation ba am ca Guinée jaaxal lool jàngu bi ak ñi nga xamante ni ñooy musulman yi ñi ngi woo président Condé mu daal di waxtaan ak opposition wam ONU nag ma nga woon ca Mali doon visité ngir xool nag ana la fa xew ak itam naka la Nations Unies ak MINUSMA war a taxawee ba jàppale Mali ndax jàmm dellu si ca réew ma. Angleterre daal di ne dogo ak Bruxelles maanaam daal bokkatuñu si Union européenne lu ko dooree tey jii gannaaw ñeent fukki at ak juróom-ñaar yi nga xam ni Angleterre mi ngi woon ci biir Union européenne. yaatal gi soxna Binta Diallo Cheikh Tidiane gannaaw ba nu la nuyoo loo andi ci tàggat yaram. gannaaw bañ la fayee Barthélémy Ngom wàllu football danañu ko waxtaanee ci les xibaaru tàggat yaram ak ndorteelu championnat bu Sénégal 8e journée bi ëllëg Ligue 1 bi Jaraaf nag dana tase ka fete jamono gi ci bopp raw gàddu gi moo di Teungueth FC football itam ca bitim réew danañu ko daal di waxtaanee jaarale ko ci championnat yi ci bëri leneen li nga xam te ni itam fas nañ ko waxtaanee ngir ndar kàpp xibaaru tàggat yaram yi moo di wàllum tour cycliste du fleuve ki di directeur technique national bi nag dana def évaluation lii di ñetti journée yi nga xam te ni jot nañ ko amal tey ji nag dañoo xëy ngir amal li nga xamante ni daal moo di ñeenteelu étape bi. jaajëf Cheikh Tidiane Diagne yéen kaay daañu ci ànd ak El Hadji Assane Gueye gis-gis ak RFM tey ñuy waxtaanee yorin gu sell maanaam bonne gouvernance prétexte bi nag di rapportu Mayeb bi nga xamante ni siiwal nañu ko nit ki démb ci teewaayu njiitu réew mi Aliou Ba moo fare ci machine yi. nuyu leen génn wëlbatiku it gërëm leen ci ànd beeg rajo Futur Média xibaar yi ñu dooree kook mbirum cocaïne bi nga xamante ni jàpp nañ ko port barki Dembo Ndiaye groupe Grimaldi nag àdduna ci ab badaaxal bu nga xamante ni siiwal nañu ko ci presse bi ni ki tey jii ñoom waa Grimaldi ne daal ñu ngi supporter mboolem investigation yi nga xamante ni daal ñu ngi ko ciy def su ko defee mbir mi leer Grimaldi ne mu ngi soutenir tamit autorités yu Sénégal yi nga xamante ni xeexum drogue daal la ñu jógtee ci fan yile ci fàttali nag ni ki àllarba gi weesu la douane bu Sénégal daal di nangu woo tegoon loxo lu toll ci téeméer ak ñaar fukki kilogramme cocaïne mu nekkoon ci benn bateau Grande Nigeria drogue boobule nag ci xayma ëpp na juróom-ñeenti milliards ci sunu koppar. ñoom waa collectif ñoo lank tey daañu wàccati ci mbedd mi préfet bu Dakar nag nangu na leen marché boobule waaye du nangu mu ci am benn débordement mu ngi mel ni rek préfet bi da leen ne dem leen waaye samay gët a ngi tege ci yéen loolu nag collectif bi naka noonu àdduna ci nee nañu autorité bi daal dafa war a wax ci ñi nga xamante ni ñoom ñooy ñëw bëgg leen infiltrer tax ñu leen di jiin ne ñoom ñooy def doonu ñu defkat ya ñu ànd ceeg Georges de ci Diop. ñoo lank njëkk indi ay leeral collectif bi ne ñu responsable lañu loolee tax ñu woo préfet mu jégleel kaddu yooyu ñi nga xamante ne ñoo bëgg a dugg ci seen manifestation te bokkuñu ca Aliou Sané. kaddu préfet googu noonu pour ñun daf ko jibal waaye ñi mu concerné mooy ñi nga xamante ni bokkuñu ci collectif ñoo lank te ñu mbëbët et que ñu bëgg ñëw ci marche bi peut-être xaw ko perturber wala déstabiliser wala indi yenn situation yi collectif citoyen lañu ay citoyens respectueux des lois et règlements lañu donc préfet loolu noonu mu wax am na solo loolu waaye je pense que ñi mu war a concerner mooy ñi nga xamante ni bokkuñu ci ñun non seulement ñun jël nañu suñuy matuwaay au niveau de ñoo lank du point de vue sécuritaire waaye autorité compétente bi aussi je pense que am na li mu tëral pour que ñu mën a assurer encadrement wu marché bi. Aliou Sané yokk ci ne collectif bi saa su ne day sàmmonteeg lépp lu jëm ci wàllu loi ak règlement ci biir réew mi. ndax ñëpp gis nañ ni collectif ñoo lank bi ñu tàmbalee suñuy marche boobu ba tey dina am ay milliers de Sénégalais yu ñëw mais à chaque fois dinañ déterminer waaye suñuy marche dañ koy def dans le calme dans la sérénité et dans le respect aussi de la quiétude des citoyens noonu lañ mës a doxalee dañuy organiser wu fexe ba bu 17h jotee incha allah 17h50 ñu daal di terminer suñu marche ku nekk ñibbi ci jàmm ak salaam donc ñoo lank ci loolu la nekk boobu ba tey te ci loolu la ñuy woy ñu nekk. manifestation bi fas yéene door bu 15h jotee ñu nar a jógee ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru mujjee ca rond point bu poste de la Médina mu war a jeex
bu 18h jotee. Georges Déthié Diop université googu ñuy jógee ngir jeexale ca poste Médine dem nañu xëy jox ci kaddu étudiants yi ci seen manifester googule ñu ne nag ñu ngi sàkk ci askan wi ngir ñu ñëw bokk ci marche bi manifestation bi ndaxte yokkute courant bi daal da di loo xamante ni ñëpp ko war a boole xeex Aïssatou Faye Bodian. ñuy waxtaanee téye gu ñu téye Guy Marius Sagna fële ca université Cheikh Anta Diop bu Ndakaaru Cheikh Tidiane Sané di ab étudiant bu master 2 ci wàllum droit ni rek marche bi yoon la ñu daal di ko amal la. comme que ñoom ñëpp la ñu jàppandoon te suñu bàyyee kenn normalement il doit être benn démocratie suñu bàyyee kenn rek bàyyi ñu ci des suñu jàppee kenn aussi jàpp ñu ci des parce que ñoo bokk benn cause bu ñu doon lutter bokk aussi benn objectif bu ñu doon mener donc suñ ko bàyyee les compagnons de Guy Marius nécessairement war nañoo bàyyi Guy Marius donc nous luttons tous pour la libération de Guy Marius Sagna. marche bi dafa nekk loo xamante ne ñëpp ñoo ci war a dugal seen yoxo bu ñu sukkandiku ci Khadim Diouf nekk étudiant ci boobule faculté ba tey. ni ñu xeexee libération bi noonu la ñu war a xeexee aussi que Guy Marius Sagna maanaam ñu libéré ko parce que moom li mu doon défendre nekkul intérêt boppam mais intérêt sénégalais yëpp la muy seeraayu courant bi te nga xamante ne loolu noonu ñëpp lay laal quoi. gannaaw bi nga xamante ne marche bi dañ ko autorisé ba noppi Adama Fall nekk ab étudiante ci master 1 ci wàllum sécurité ak environnement di woo étudiants yi nañ ci ànd ak dal ak tey. affaire bu rafet la waaye tamit damay conseil étudiants yi rek sama mbokk étudiants yi buñ fa nekk di toj dara nañ marché pacifiquement dans le calme suñu waxee si ñuy wax ba pare seen revendication ñu dem ñibbi. gannaaw daanaka ñaari weer ñu teg ko loxo société civile ak ñi nga xamante ne ñooy yëngu ci wàllum ak yelleef doomi aadama fas yéene amal ab dox ñaxtu bu yaatu ngir ñu daal di bàyyi Guy Marius Sagna. ñu des ca université ba léegi ak étudiants yi nga xamante ni tey jii la ñu doon fàttaliku kenn ci ñoom di Balla Gaye mi ñu faatoon ci atum 2001 boobaak léegi nag toll na ci fukki at ak juróom-ñeent waaye teewul ba léegi ñu ngi sàkku ci yoon mu def ci liggéeyam ndaxte ñoom étudiants yi dañ jàpp ne daal jot na ngir ñu xam kan moo rey ki nga xamante ni moo di Balla Gaye ñu ànd ceeg Désiré Sondo moo yore woon kàddu bés bi ci micro Penda Fadior. étudiant buy kaas ak waruñu ko boom suñu frère boobu di Balla Gaye dañ ko boom fii di jëfin bu ñaaw lool ñu koy ñaawlu ba tey ji boobu ba léegi ñu ngi gis ne am nañ ay jéego yu ñuy def waane des na lu bëri ndaxte boo xoolee fii am na ay yenn doxalin yu ñaaw yoo xam ne autorités yi sax dañ koy def ci biir fii mais ñu ngi yaakaar ne dina gën a jëm kanam boobu ba léegi suñu njiit yi ñu ngi def ay jéego di wax waaye ñun tamit ñu ngi dund yaakaar waa kër ga ñu ngi dund yaakaar ngir ñu mën a seetal mbir mi xam ñi nga xam ne ñoo def ñaawteef boobu noonu ndax ñu mën leen a yóbbu fi ñu leen war a yóbbu fa mbaxane doone benn ñun tamit ñu ngi yaakaar ci loolu ndaxte loolu métti nañu loolu boobu ba léegi dañuy wax waaye ñun tamit déglu la ñu mën waaye li ñu mën tamit ñu ngi koy def fii ci biir université bi à savoir ñu koy delloo njukkal di màggal tamit bés bi ndax dafa doon lu rëy quelque chose de loo xam ne ñun ñëpp képp kuy universitaire da ngay ñëw fii boobu fekk ay xale lañ xamuloo ko sax waane da nga koy dégg jëfin boobu noonu ak date boobu noonu dafa doon date phare bu indi ay changement yu bëri ci biir université fii moo tax loolu duñ ko fàtte mukk franchise universitaire yi dafa doon loo xam ne dañ koo tënk di ko wax waaye ni ñu koy jëfee moo ñaaw ndax li ñuy wax ak li ñuy def dafa doonul benn ndax bu policier demee ba faat doomu aadama ci biir université bi yaakaar naa franchise yooyu noonu nekkatuñ ci. ak RFM kumpa jeex na. mu ngoog mu di woon nag étudiants yi nga xamante ni ñu ngi fi doon fàttaliku seen ñooñ di Balla Gaye waaye it di fàttaliku waale it naka noonu seen beneen ñooñ di Mamadou Diop mi nga xamante ni ci atum 2012 la ñu ko boomoon fële ca place de l'Obélisque ci ab manifester wax ci wàllum wér-gu-yaram ak coronavirus bi nga xamante ni Organisation mondiale de la santé nee na urgence mondiale la ci jamono ji loolu nag tax na ba consul général Sénégal ga ca Guangzhou di dalal xelu askan wi rawatina ci nekkilu sénégalais ya ca Chine moom nee na daal lépp lu ca war daal ñu ngi ko cay def su ko defee ñu mën leen a aar ci feebar boobule ñu ànd ceeg Mohamed Ali Mouba. Mohamed El Bachir Diack mooy consul Guangdong nag bokk na ci ville yi jot a am coronavirus boobule gannaaw xuuxaan waaye nag jàpp na ni yëf yi ëpp loxo. bon jusqu'à présent nit ñaa ngi dem nit ñaa ngi dëgg la ñu ngi limité déplacement yi loolu ñu conseillé mais aéroport yi ñu ngi fonctionné métro yi train yi bus yi transport commun yi yëpp ngi fonctionné taxi yeeg yëpp ñu ngi fonctionné
bon pour le moment kenn envisagé wul benn yoon pour tëj benn place wala mettre en quarantaine dëkk bi am fu ñuy tere wala fu ñu dul tere loolu yëpp amagu fi. zone rouge bi mooy Wuhan sénégalais yu bëri ñuy foofu Mbacké bokk ci ñoom bokk ci étudiants yi nekk foofule. Personne ne sort. Ça veut dire qu'il y a des heures. lu ma ciy wax rek mooy que daanaka fii kenn du fi génn waaye nag am na ay heures yoo xamante ni dañ ñu ko aménager ñu def commande yi il faut nga débourser xaalis bëri ndaxte prix yi dañoo yokku ñu dem jënd par vague ñëwaat xaalis bi nag ay immigré compatriotes sénégalais ñoo ñu jàppale naka noonu itam état Sénégal jàpp na ci ngir ñu nekk foofu waaye nag génn moom daanaka amul. Le gouvernement aussi a aidé aujourd'hui, il a envoyé une somme à chaque étudiant pour qu'on puisse subvenir à nos besoins, acheter des provisions. ba léegi nii amul benn sénégalais boo xamante ni jot na am coronavirus boobule buñ sukkandikoo ci consul bi benn cellule de crise jot nañ ko installé. Des fois ñu am problème mu ravitaillement en denrée donc la xëy na loolu mooy nekk jafe-jafe bi parce que commerce yu bëri dañuy tëj parce que épidémie bi fa tombé que feetu nouvel an chinois bi. ba nga xam ne chaque année day am te loolu bu amee pratiquement chaque année léppay tëj moo tax Sénégal yi bari duñ si profité dem vacances jël seen vacances dem bon am na ñu fi des nag mais ñu fi des daal ba léegi daal signalé gu ñu benn cas ba nga xam ni mën nañu wax ni cas bu am infection la. waaye nag gouvernement Sénégal waxawul waxu rapatriement pour le moment. Mohamed Ali Mouba junj nañ ko sànq jàpp leen ne njiit réew mi jël na dogal dimbali leen koppar ñoom sénégalais yooyu nga xamante ni ñu ngi bloqué wu ca Chine keneen it ku ci addu di docteur Aloyse Diouf moom mooy directeur cabinet bu ministre de la santé moom nag mu ngi dalal xelu askan wi yu nekk fii ci Sénégal nee na ba tey daal sant yàlla amul benn cas bu coronavirus boo xamante ni gis nañu ko fii ci Sénégal la mu ca yokk moo di ne dispositif bi nga xamante ni daal moom la ñu taxawaloon ba léegi mu ngi fi ngir rek ñaanuñ ko yàlla bu benn cas amee rek ñu mun ko toppatoo na mu waree ci geneen wàll àdduna ci mbirum sénégalais yooyu nga xamante ni ñoom ñoo bloqué wu ca Chine ñu teewlu ko moom docteur Aloyse Diouf ci micro Papa Balla Gueye. hôpitaux yi nga xam ne ñoo war a jël en charge cas yi hôpitaux yooyu aussi ñu ngi liggéey ak ñoom pour gën leen dooleel ndax bu amee cas ñu mun ko jël en charge précocement defe naa Sénégal am na léegi expérience boo xam ne te loolu baax na ñu koy wax askan wi am na expérience boo xam ne ci wàllum gestion épidémie ak ci prévention épidémie am nañu expérience boo xam ne mën nañ ci sukkandiku pour gën a dooleel suñu xeex ak coronavirus. may fàttali rek ne suñuy wax résilience système de santé du rek am hôpitaux yu baax. mais mooy am ay infirmiers am personnel de santé ay infirmiers chef de poste yu nekk ci terrain bi bu ñu gisee signes yi nga xam ne moom méngoog feebar bi ñu mën a réagir ndax suñu surveillance épidémiologique mucc ayib. donc vraiment ci loolu may wax aussi que bu ñu waxee rek ne système de santé bi am na dispositif bu ñu teg dispositif boobu aussi dinañu permettre bés bu kaa amee ñu mën a agir de manière précoce. oui. pour maladie bi bañ a dugg la mais bés bu duggee aussi ñu mën a xam nan lañ ciy def loolu moo tax ñu teg dispositif bi muy dispositif boo xam ne dinañu permettre feebar bi bañ a dugg mais aussi si jamais feebar bi dugg aussi ñu mën a réagir de manière précoce. kaddu yi docteur Aloyse Diouf di directeur de cabinet bu ministre de la santé Sénégal jël na ay matuwaay ñeel xale yi nga xamante ne dañu leen di adopté loolu nag ngir sàmmanteeg digle yi ci àdduna si loolu sax jàpp ne guide adoption international boobule yóbbu nañ ko ba ca Ziguinchor siiwal ko ci kanamu ñi nga xamante ne ñoom ñooy yëngu ci wàllu yoon ak ñi seen xam-xam màcc ci wàllum éducation surveillée Lamine Ba. kenn mënatul jóg léegi ñëw Sénégal ne da ngay adopté xale léegi nag faw nga jaare ab procédure bi nga xam ne taxawal nañ ko te disposition yi nekk ci biir guide international de l'adoption bu ñu sukkandikoo ci ay kàddu Ndeye Abibati Youm moom mooy directrice nationale bu éducation surveillée. charte yi moo di kenn amatul droit aussi yeewu suba teel jël sa avion ñëw tribunal fekk am nga sa demande d'adoption nga déposé ko tribunal soo ko déposé daañu ne demande bi ci état bi mu toll kenn mënu ko xool dañ la koy delloo pour wax ni ak cër bi ñu jox autorité centrale compétente cër bu am solo la lépp loo xam ne adoption internationale mu di par exemple ivoirien bu jógee Côte d'Ivoire ñëw di adopté procédure boobu balaa muy tegu ci taabalu tribunal dafa am phase administrative boo xam ne ci la war a jaar parce que xale bi bu ñu ko xasee ba jël ba mu génn suñu frontière
jafe-jafe ya muy jànkontool loolu la communauté internationale bi jóg taxaw ci ne tem ni nag même bu demee ca dëkk ba autorité centrale u dëkk ba am nañu obligation juróom benn weer yu nekk seen services sociaux yi dem defi enquête ci xale ba ñu xale ba nan la tooge. ci li jëm ci wàllu adopté xale ci biir réew mi daanaka moo gën a yomb waaye li ko weesu buñ ko wasaaree mën naa tax faat bi nga xam ne dañ koy def xale yi wala di leen di sànni mu mën a wàññeeku buñ sukkandikoo ba léegi ci kaddu soxna si lee. ñun dañu war a ñaaxante ci sunu biir pour que képp koo xam ne yàlla may na la nga am sensibilité pour jël la nga am nga jox ko xale nga góorgóorlu ci dugal ci sa loxo. adoption nationale mooy nekk solution de préférence bi. téere wi nga xam ne nag disposition yaa ngi ci biir doon nañ ko waxtaanee fii ci Ziguinchor diggante ñi nga xam ne ñoo ngi bokk ci justice bi ak ñii di ay spécialistes yu éducation surveillée liñ ci namm nag mooy fexe ba application ba bu jotee ñu bañ ci seetlu ay jafe-jafe. Lamine Ba Ziguinchor rajo Futurs Médias. Lamine Ba ñu wax ci cleaning day bi gannaaw ba ñu ko lancé ñaareelu journée bi nag ni ki ëllëg ci samedi gi la. tax nag maire bu Patte d'Oie daal di sàkku ci njiitu réew mi ngir ñu institutionnaliser que maanaam cleaning day yooyu le Banda Diop sàkku na ci njiitu réew mi ngir mu jël décret su ko defee mu gën a garantir ab succès wu programme boobu la nga xamante ni la ko tax a jóg daal mooy setal mbedd yi ci Sénégal yëpp ba mu neex a dund ñu teewlu ko moom Banda Diop moo nekkoon gan ak RFM matin tey. dama bëgg loolu mu gën ko dëgëral mooy maanaam mu fexe ba mandargaal ko ci décret boo xamante ni day tax chaque premier samedi bi autorité yi nga xam ne ñoo ko ŋànk mën a basé wu ci décret boobu pour convoquer képp koo xamante ni autorité centrale nga képp koo xamante ni élu nga ci institution ba mënti nekk képp koo xamante ni da ngay usager service public maanaam da nga nekk ci ñi nga xamante ni dañuy nekk ay usager maanaam dañuy bénéficier wu accès aux soins de santé universels dañuy bénéficier wu aussi ci wàllu bourse familiale yi wala dañuy bénéficier wu ci service public bi dañuy dem di wuti kayit di dellu si citoyen yëpp ba pare nag fexe ba participation bi nekk règle bi non participation bi kenn mënu ko envisager ba pare aussi fexe ba heure bi ñu koy def moo xam 8h ba midi la commerce yi nga xam ne ñoo nekk autour ñëpp mën a fermer mën a bokk ci investissement boobu c'est defe naa ne loolu kese moo mën a permettre ñu garantir loolu nga xamante ni moom la ñu bëgg fexe ba set gi yokku ci suñu territoire te jàpp naa ni set nag moom ñëpp ñoo ko soxla donc jàpp naa suñ ko institutionnaliser dina gën a tax mu dëgër ba pare nag fexe ba mu bañ a nekk slogan parce que tey jii ñu ngi koy organiser am na ci ñoo xam ne ñu ngi sax fexe di ci jéem a dugal loo xam ne bokk ci ñun daal lu ñu bëgg mooy nga ñëw sooy ñëw sax nga indi sa matériel pour nettoyer nga ñëw nettoyer après dem toog jàpp naa ne li ci des nag léegi autorité publique yi ñoo ko yore man daal li may ñaan mooy ñu institutionnaliser ko fexe ba def décret boo xamante ni dinañu permettre ñu loolu ñu mën ko yombal. Banda Diop maire Patte d'Oie Binta Diallo nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax. RFM bitim réew. Binta ñu dooree ko ca Guinée nga xamante ne kilifay jàngu ba naka noonu it kilifay yeneen kilifa yi nga xamante ni mu di kilifay jullit yi. waaw ñoom ñu ngi sàkku ci njiitu réew ma di Condé ngir mu ubbi ab waxtaan. ndax nag situation ba dafa xaw a doy waar lool ci wàllu politique foofu ca Guinée Conakry moo tax ñi nga ko waxee jàngu ba ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci diine musulman ñi ngi woo président Alpha Condé mu discuter ak ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci opposition bi dañ ciy ànd ak Salimata Aw. évêque guinéen yi dañoo dajaloo woon ca Zérékoré ca fanweer ak ñeenteelu assemblée ordinaire bu union clergé bu guinéen njiituk catholique yi ak njiituk jullit yi ñoom nag li ñu bëgg moom mooy njiitu réewu Guinée bi Alpha Condé daal di toog seq waxtaan ak opposition bi ngir jeexal guutak politique bi ñu nekkee boobu ba léegi guuta goo xamante ni ma nga jóge rek ci mbañuk opposition bi ñu laalaat constitution bi bu ñu sukkandikoo ci waa l'église nee nañu waxtaan ci la lépp xaj réeroo amul na président bi waxtaan ak opposition bi ak société civile imam yi moom ci seen pàcc ni nañu dàq sax élection législative yi nga xamante ni namoon nañ ko def ci diggu weeru février bi li jaral laaj kañ mooy ndax loolee ñu sàkku dinañ leen ko defal ndax ci fàttali rek ay néew yu bari jot nañ ko nemmeeku muy ci wàllu manifestant yi ak ci wàllu takk der yi professeur Alpha Condé nag moom ay bés bale ñu génn dafa rek génne woon ci làmminam ni ñi ngi waxtaan ak ñi nga xamante ni ñoom lañ ko sekkal te ñu ngi déglu seen ay digle wante rek may xamle ni kenn duñu wax fi ñuy teg suñu tànk Guinée moom boppam moo war a xam lu muy def.
Salimata Aw Binde Diallo. naam mbootaayu xeet yi tukkib ne meeg gi ñu doon amal ca Mali jeex na. waaye def nañ fa ay fan yu bari ndax nag dañ doon daal di saytu situation ba nga xam ne moo fa nekk naka noonu naka la Nations Unies ak MINUSMA war a taxawee ba jàppale réewu Mali jàmm dellu si fa dañ ci ànd ak Koumba Sandiane Faye. Jean-Pierre Lacroix di ki teewal ONU foofee ca Mali daal di dem nemmeeku ji Gao Tombouctou ak Mopti mu amoon ci wetam représentant spécial bu secrétaire général foofee ci Mali ak ki jiite MINUSMA bi doomu Tchad bi di Mahamat Saleh Anadif. Jean-Pierre wax ci seen tukkib nemmeeku boobee ci Mali dafay tax rek ñu daal di xool naka la Nations Unies ak MINUSMA naka noonu partenaires yi ñu àndal mën a gunge jéego yi ñuy def ngir rek jàmm dellu si foofee ci Mali donte jël nañ ay matukaay ci lu jëm ci kaaraange gi lépp rek ngir jëmmal jàmm ji foofee daan naa xamle yeneen mbir yu am solo yoo xamante ne war nañ ko mën a def bi muy wax ci lu jëm ci élection générale yi ñu dëgmal Lacroix joxe dogu ne Mali dina am njàppandalub Nations Unies waaye it mu ngi ñaan yooyu lépp élection daal di am ci anam yu mucc ayib jëm ci wàllub kaaraange Jean-Pierre Lacroix yaakaar ne dina am njàppalub bépp gox ci Mali waaye it jigéen ñi ak ñi nga xamante ne ñoom lañ déplacé woon dinañ ci dugal seen yoxo bu baax boobu lépp tukkib nemmeeku bu secrétaire général adjoint bu Nations Unies bi ñu tekk ci opération de paix yooyee mu ngi am jamono ji nga xamante ne ci lañ jël dogalub déployé lii di armée bu Mali bu ñu sukkandikoo ci xibaar bu jege loolu MINUSMA bi mu ngi xamle ne moomee war naa tàmbali mission am foofee ca Kidal fare ci bët gànnaarub Mali ci gaaw gi benn fan ci weerub février lépp rek ñeel mën a tegaat loxo ci boobu lépp gox. waaw ñu dem Binde Diallo ñu CEDEAO. waaw CEDEAO nag jamono ji am na yoo nga xamante ni wax na ko ci jëmee ci commission nga yore woon élection yi ca Guinée Bissau. waaw may na leen juróom-ñaari fan wala fii bokk ba juróom-ñaari fan ci weeri février ñu ni ngir ñu vérifier waat bu baax li nga xam ne moo génn ci commission régionale gannaaw ñaareelu tuuru élection présidentielle ba fa amoon dañ ciy ànd ak Noah Mankali ca Bissau. recommandation bu organisation sous-régionale boobu dafa ñëw ci note bu bilan boo xamante ne moom la def ci visite bu mu def fi ci Guinée-Bissau ku ko jàng mooy président bu commission bu CEDEAO ku tudd Jean-Claude Cassibro. Le comité recommande à titre exceptionnel que, premièrement, la CNE engage une procédure de vérification de la consolidation nationale des données issues des commissions régionales du deuxième tour. Deuxièmement, que cette vérification se fera sous l'égide de la CEDEAO, en présence des représentants des deux candidats. Un procès verbal sera établi à l'issue de cette procédure de vérification qui sera effectuée au plus tard le 7 février 2020. ci leneen fan Jean-Claude Cassibro moom dafa ne comité ministériel moom dafa gërëm cour suprême de justice koo xamante ni dafa ñaan commission nationale électorale mu indi ay leeral ci yeneen information yoo xamante ni ñoo amoon ci processus électoral bi boo xamante ni mun na yóbbu Guinée-Bissau mun a jeexal cycle électoral am pour réew mi mun a dem ci normalisation institutionnelle. Jean-Claude Cassibro. Le comité ministériel remercie également la Cour suprême et note que celle-ci a demandé des clarifications et des compléments d'information sur certaines étapes du processus électoral. En conséquence, et afin d'arriver à une solution qui préserve les intérêts de la Guinée-Bissau et conduise rapidement à la clôture du cycle électoral en vue de la normalisation institutionnelle et politique du pays. ñuy fàttaliku ne commission nationale électorale moom dafa publié woon résultat définitif foo xamante ni dafa jox victoire Oumar Sissoko Embaló xamante ni ñu ne kooku dafa amoon 53,55% yu voix contre 46,45% yu Domingos Monsfera. Noah Mankali Bissau RFM. Noah Mankali bi tax naa ñu jéggalu rek ci extrait yi ci reportage bi nga xam ne traduiroon ko moom mooy français la ci dugal ba doyal. ñu wax ci mbirub daanaka kujje gi daanaka sëy bi nga xamante ni tas na. diggante Royaume-Uni ak Union européenne. waaw moom mooy Brexit maanaam boo déggee Brexit mooy waa Angleterre génn nañu. li ko dooree tey jii ci Union européenne daanaka nag lu yàgg la woon ñu doon wut signature bi waaye amuñu ko woon waaye léegi leer na daal di nañ koy am kon jàpp leen ne Grande-Bretagne bokkatul lu ko dooree tey jii ci Union européenne waaye nag dinañ fa toog ci benn diir ñu koy wax période de transition fii rek ndeeteelu at mi lay doon jeex na kon tey.
waaw Cheikh Tidiane nu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Barthélémy Ngom. ca tàggat yaram ñu tàmbalee ko football wax ci Ligue 1 8e journée bi. waaw ñoom ñëpp nag ku ci nekk daal yaa ngi wutali njiit la. Teungueth FC moo di Teungueth FC jamono gi nag moom moo daal di jiite li nga xamante ni moo di championnat bi fas yéene tasek ñi nga xamante ni daal ñoo di waa Jaraaf bu Dakar ci maanaam ëllëg di samedi dañ si daal di ànd ak Soda Thiam. ca juróomeelu bëccëgu Ligue 1 bi ba léegi Teungueth FC mu nga ca bopp classement bi juróomi ndam yi nga xamante ni nag tegle na ko bokk na ci li ko may mu féetee foofule ñoom Rufisque waaye nag jamono ji ñi ngi am fukki poñ ak juróom-ñeent ci ñaar fukk ak benn yoo xamante ni mënoon nañ koo jël rax ci dollit ñoom képp ñoo nekk équipe bi nga xamante ni ba léegi amaguñu défaite Teungueth FC itam booy xool moo nekk ñaareelu équipe bi nga xamante ni moo gën a baax ci wàllum attaque gannaaw Jàmbaar naka noonu itam ñaareelu équipe bi nga xamante ni moo gën a baax défense gannaaw Mbour Petite Côte lu jëm ci juróom-ñetteelu bëccëg bi nag ndaw Youssouf Dabo yi dañuy daal di dem wutali Stade Amadou Barry ngir jongante fak Jaraaf bu Dakar Jaraaf mi nga xamante ni amul woon ndorteel gu rafet ci championnat bi gis nañ ni bëccëg bi weesu maanaam juróom-ñaareel bi dañoo amaat ndam ndax loolu nag du leen gën a puus ba ñu bëgg a wëyal li ni mel loolu Teungueth FC war na cee bàyyi xel loolu nag moom moo tax googu lay jongante nar a nekk gu metti ci diggante ñaari club yépp waaye nag du Teungueth rek war a am xel ñaar Jaraaf itam bu xoolee performance su Teungueth FC moom it dina leen bàyyi xel beneen affiche boo xamante ni ñi ngi koy xaarandi ci juróom-ñetteelu bëccëg bi bokk na ci jongante gi war a dox ci diggante AS Pikine ak Casa Sport AS Pikine moomee nga xamante ne nag jamono ji moom moo nekk ci ñetteelu place bi dina def kem kàttanam ba daal di daana Casa Sport ca biir stadam te loolu sax bu ñu xoolee lu ko war la ne ba championnat bi tàmbalee ba léegi Pikine benn ndam képp ci Ligue 1 la amagum ci biir stade Alassane Djigo. Soda Thiam xanaa rek ñu bamtuwaat ko wax ci jogante yi nga xamante ni ëllëg ñu ngi koy xaarandi ñeel ba tey juróom-ñetteelu bëccëg bu championnat national bu Ligue 1 16h Génération Foot dana tase ak ñii di waa Union Sportive bu Gorée ëllëg di samedi googu lay waxtu itam 16h30 diggante Jaraaf ak Teungueth FC Stade de Mbour moom dana ñëw fii nii ci Ndakaaru ëllëg di samedi 17h fas yéene tase ak ñii di waa Ñaari Tali Snaps Excellence bu Thiès moom dana dalal ñii di waa AS Douane la ci des nag ci jogante dimanche 16h30 Mbour Petite Côte ak Dakar Sacré-Cœur Casa Sport bu Ziguinchor moom dana fekk si fii nii ci Ndakaaru ñii di waa AS Pikine ci bu 17h jotee dimanche ba tey ci googu lay waxtu 17h diggante Ñambur bu Louga lay daal di doon ak ñii di waa Jàmbaar bu Saly laal di waxtaanee footballu jigéen yi éliminatoire mondial 2020 niki ëllëg di samedi stade Alassane Djigo bu Pikine 17h diggante Sénégal ak Sierra Leone lay daal di doon ci match aller ba nag gaynde yu Sénégal yooyu lee dañoo fekkoon Sierra Leone seen dëkk daal di leen daan benn bal ci dara Alaaji Barthélémy ñu daal di jublu ci leneen. ñu wax ci wàllum football ba léegi waaye ca biti réew tàmbalee ko ca France. 22e journée bu seen championnat danañ ko daal di door niki tey ji 19h45 diggante Rennes ak Nantes lay daal doon ëllëg 16h30 Paris Saint-Germain féetee ci place bu njëkk bi dana tas ak ñi di waa Montpellier que féetee si ñaareel place bi moo di Olympique bu Marseille fukki poñ dox ci diggantam ak PSG Marseille googule moom dimanche 20h dana fekki Bordeaux ca dëkkam championnat bu Angleterre ñoom ñu ngi seen 25e journée ci wàllu jongante jàppale nag niki ëllëg que féetee ci place bu njëkk ba moo di Liverpool 15h dana tas ak ñi di waa Southampton am itam yeneen jongante yi nga xamante ni ëllëg danañ ko daal di amal la ca des di ñaari jongante nañ ko jeexal niki dimanche di jongante ko nar a dox ci diggante Tottenham ak ñi di waa Manchester City ca Italie foofu dimanche Juventus de Turin moo féetee ci place bu njëkk bi 11h30 diggante ak Fiorentina lay daal di doon Inter de Milan moo ngi féetee si ñaareel place bi moom itam dimanche dana fekki ñi di waa Udinese seen dëkk ci bu 19h45 jotee championnat bu Allemagne 20e journée tey jii lañ koy daal di door 19h30 diggante Hertha Berlin ak Schalke 04 la ca des jogante nañ ko daal di yeggali li ki ëllëg di samedi jàpp dimanche Barthélémy ñu daal di wax ci leneen. ñu wax ci tour cyclisme du fleuve ak directeur technique national mi xayma di natt mbir mi. waaw mi ngi koy natt moom nag ci lu jëm ci wàllum technique gis nañ ni daal ñi ciy yëngu am nañu niveau waaye ci le plan physique la ñu daal di gis ni daal am na fu mu sooxee dañ koy daal di déglu di Alioune Diallo moom mi nga xam ne moo di directeur technique national bu cyclisme ñu déglu ko ci micro Mamadou Diagne di si ndaw toogal foofu la ci Richard Toll. ay xale yu jàmbaar ñoo fi nekk bien que ñoom duñu compétir tout le temps mais quand même xam nañu que ñoom bëgg nañu vélo bi te vélo mbir moom soo ko bëggee rek mën nga ci progresser loolu manque peut-être mooy ay techniciens yu leen encadré mais bu dul loolu mooy si le côté physique des na parce que xam nga vélo dafa am compteur vitesse la fekkee tàmmoo def yenn vitesse yi
forcément day feeñ ci say compétition mais néanmoins xale yi am nañu niveau parce que ñoom ñëpp xam nañu que sport discipline la discipline soo déggee ñu discipline mooy école comme ça amuñu école nag ci masse bi da lañ ko mën a jël créer ay cyclistes ci masse bi mais buñ demee ba ci biir dinañ def en sorte que dans chaque région mu am technicien boo xam ne mën a encadrer xale yi jàngal leen vélo bi ñu xam la mooy vélo bi parce que loo xam ne dafa am ay changement bu amee rek on parle de vitesse te vitesse moom boo ko am il faut que tàmmuloo ko mënoo ko daw démb ñu ngi daw ay 45-50 à l'heure vitesse la mais fekkoon ni ay ñeneen la ay 55-60 la ñuy daw entre Fanaye ak Richard Toll waaw c'est-à-dire que question de vitesse la ak question d'habitude Bakary Traoré c'est quelqu'un ko xam ne moom moo gagné ñaari étape bi mooy maillot jaune bi moo dafa am vitesse. tey jii nag daal dinañu door li nga xamante ni daal moo di ñeenteelu étape bi diggante Dagana ci Lé Boubacar jàpp Dagana ci xayma ma nga toll ci juróom-ñeenti fukki kilomètre Barthélemy. jaajëf Cheikh Tidiane